yu garaaw ci biir société bi ay place yoo xam ne ñëpp xam nañu ne askan wi xam nañu ne fii ay bandi ay defkatu lu bon ñoo fa nekk te da nga koy seetlu ci askan wi sax da ngay naan fii moom boo fa kii boo nee nii rek ñu tafu la wala ñi kii fii day fay jaayee drogue dem ba askan wi xam ko est-ce que ñu yore wàllu sécurité bi mën nañu wax ne dañu réere loolu wala dañu amul moyen pour dem xeex ak loolu carrément mu jóge fi. waaw loolu moom li mu wax am na Pape il a fait le constat on dirait que sax gendarme la wala en tout cas il connaît la situation li muy wax ci forêt classée de Mbao man commandé naa brigade zone France industrielle. ñaari at. benn cas bi ma fa amoon viol waa ji da daan taxaw ci arrêt Kër Massar bi. solu bu set ak kii violeur bi. su gisee jigéen day ñëw ba la nga yow génne paaka bi teg la ko nii. ni la booy yuuxu ma lay jam di la wax jàddal demal ni gauche doo xam ba la gisee ñaar boo rombee da nga naan ñii. kii te booy yuuxu ma lay jam waaw loxo bi lay dindi day mel ni comme bras dessus ca paaka ba lay teg nii. bu duggee yow amoon na benn lieu ca biir forêt ci darkase yi mu summi la violé la nga dem du la daaj du la def dara xam nga loolu boo bu ñu la ko defee boo génnee boo dee borom jëkkër donc koy rusa nekk li boo ko nee sax sa jëkkër du la gëm parce que comme gis ñu lañu gaañ fen boo ne violé nañ danaa yow ki yow nga taxawal ba mu neex la ñëw naa mais violé kilo violé xanaa mun da ngay rus ndawte loolu doo ko nekk li donc da ngay noppi benn femme moom mosa am osé ñëw porter plainte bi ñu porter plainte comme forêt bi dafa xaw a rëy parce que forêt boobu boo fa duggee boo fa mënoo ko xam darkase yi dafa rabaloo ba booy dox sax léeg-léeg da ngay sëgg tellement dara nekk fu dañ ko yàgg amul benn entretien garab yaa ngi ci biir espace bu yaatu la léegi man dama defoon demande de concours LG yi ñëw jox benn escadron ñu def battu li ñuy wax battu gendarmerie rang di dem di progressé di xàll yoon di dem mais ñi fa jàpp ñëpp dañu fekk ñuy nelaw xam nga agresseur guddi lay liggéey waay ñëpp ku fa ñoo lee pëkk pëkk nga gis ay gendarme ñu mënate mais fi ñu doon violé bi ñu fa ñëwee on a décompté 42 tuba yu jigéen 42 donc ça veut dire 42 victimes te musul am plainte xam nga ku fa ñu fa def yooyu comme wax da ngay ruus tu as honte de raconter ce qui s'est passé donc ko souffrir voilà di ko souffrir xam nga loolu dafa métti ñu dugal la ci biir def li nga def boo génnee surtout boo dee mat 42 nombre pour nombre 42 autant la presse en avait parlé 42 ñu ko wàññi 1 2 3 benn bokk ci sa morom donc y a 42 victimes booy nga xam foofu la ko defoon fa la defoon aménagé benn affaire fa lay tëdd fa lay fanaan fa lay yendu bu bëccëg bi def ñuy def wala agressé bu guddee mu ñëw nelaw. C'est une information qui va intéresser l'actuel commandant. waaw li nga wax nii. non xam nañ ko foofu mbaaw ci foofam forêt mbaaw moo garaaw. ba léegi mu noonu la ba léegi délinquants yi ñu nga fay nekk jusqu'à ce jour. kon bu subaa gars yi wàcc ci. parce que forêt bi dafa rëy. accessibilité bi dafa jafe wax maanaam bu ñu koy def bu kenn yëg. non comme ni wax nii yoot rek yoot rek c'est la première fois ma dégg ñu rafle bu ñu annoncé dans les médias franchement. C'est la première fois dans ma courte carrière de 35 ans de service. alors que courte. waaw loolu boo ko annoncé. donc musuma dégg rafle bu ñu annoncé comme ni Pape Ndiaye wax. ak oustaz mais délinquant bi day sango ba sa tëdd na kër. yore kursam waaw yore kursam wala toog buntu këram di ataaya boo rombee chef da ngeen def jërëjëf de ñu ngi leen di liggéey yéen jàmbaar ngeen de. waaw xamuloo ko naa seen liggéey rafet na de vraiment yéen fekk c'est lui même l'agresseur xam nga loolu moom phénomène boobu man c'est la première fois ma gis ko vraiment raaful kenn du ko signalé. xëy na peut-être société bi peut-être nit ñi quoi nit ñi. ñoo ko siiwal waaw civil yi peut-être tax na ñu ne leen 21h04 na ngeen tëdd ndax am na. ah déet même bu dee loolu xëy na bu dee boobu da ngeen tëdd. waaw parce que non boo nee na ngeen tëdd ñëppay tëdd. kay waaw mais boo bokkee civil yi boo leen bett jàpp ñëppay civil li ma bëgg wax mooy civil boo leen bett jàpp leen. civil yooyu ñooy agressé. non déedéet. am na ci. non ramasse moom boo bettee société bi jàpp leen. c'est vrai waaw. ku yor carte d'identité ñu bàyyi la. bett bi bi Pape Ndiaye wax nañ ko bàyyi xel. bett bi nañ ko def ci àll booba. mais nit ñi booy dem liggéey di kii ñu bett la jàppale kay jàll ngay jàpp. te yow dafa lu tax jàpp la il faut faire la part des choses franchement léegi bu fekkente rafle bu concerné société bi la nee naa gars yi kat na ngeen tëdd yéen ñi deful caay tëdd leen seen kër fan yi d'accord naa ci boobu maa ngi encourager la police actuellement côté boobu moom amul morom wax dëgg yàlla li ma la waxoon sànq il faut encourager. non police c'est-à-dire boobu ramasse waaw quand ñu dis gendarmerie. police laay wax mooy takk dara police ak gendarmerie amuñu morom. collabore voilà jërëjëf 48 heures. non jërëjëf
48 heures nga rey nit ñu jàpp la. amu leen mor non travail. mais ñun bu ñu ko def amuñu woon moyens yi ñu am ñoom. waaw ñun on n'a pas les moyens techniques ay jàmbaar lañ vraiment la téléphone nga koy topp ba xam ko woo ko moom fu mu ko téléphone ñun amuñu woon loolu. y avait que des téléphones fixes. dëgg la. Major balaa ngay continuer. balaa may ñëw ci maître itam. bi ñu nekk ci période couvre-feu. Pape Ndiaye ak ñun léeg-léeg nga circulé ci guddi gi. mais sécurité bi ngay gis ci mbedd mi. ni muy mel ak ni gars yi taxawee foo romb rek ñu ne la nangam. mais loolu est-ce que mën lu woon continuer sans ñu tuddee ko couvre-feu wala yu mel noonu. parce que foofu dañu wax rek am nañu moyen. moyens yi voilà moyens yi mu am na. li ngay wax yi nii ma doon gis ci ay oto. pour dëggal ko. oui man j'ai fait une mission en RDC xam nga RDC ak Ouganda ñoo frontière. Congo Congo Kinshasa ak Ouganda ñoo def frontière. état-major bu Nations Unies Entebbe la ne donc Entebbe ak Kampala amul rond-point boo dul gis ñetti policiers armés laa wax régulièrement en permanence. loolu lañ soxla monté wuñu de contrôlé wuñu kenn mais ñu ngi ci rond-point yi ci dëkk bi yëpp di doxantu dugg benn rue 100 mètres dugg benn rue bi 200 mètres di wër rond-point bi en permanence li ngay wax nii comme ni ñu daan ne nga daan gisee ci couvre-feu bi foofu amul couvre-feu amul temps de paix amul à tout instant sécurisé boo nee ñu daw ñu mu jege yow boo bëggee egg sax boo gisee da ngay armée jusqu'aux dents comme on dit te c'est pas un pays en guerre Ouganda nekk ñu guerre déedéet en permanence policiers yaa ngi ci rond point yi guddeeg bëccëg minimum 3 bu dee comme corrompé bi ay 5 10 di doxantu rek waaw di patrouille. pourquoi pas Sénégal. jar naa def waaw jar naa def. est-ce que mënul nekk. wala amuñu proposition loolu moom kilifa yi la. kilifa yi la parce que aussi comme on dit la peur du gendarme. la présidence du gendarme est le début de la sagesse la ñu wax. boo gisee gendarme wala policier da ngay ragal. bu njëkk ba xaw ma nag léegi booy mais. le fait que bu taxaw rek ni njàngal ñu naan gendarme du rey policier du ñu rey rek da nga naan si kii ne su ma defee dara tey mu rey ma. mais loolu li nga wax ni c'est très important bu ñu ko mënoon def ci rond point bu ne. bàyyi fa ay forces de sécurité. ñuy def seen i patrouille pédestre di dox. di ragalloo nit ñi. entre guillemets même ci marché yi ñu def ay points. partout rek partout y a du public rek. partout dans le pays nga ñëw ci ñoom. partout y a du public. partout rek mais ni làmb ji ñu ko ci def. policiers yi bëri. pourquoi mënuñu ko def ci par exemple bu manifestation marché Tilène nga xam nañu de telle heure à telle heure rush la jigéen jaa ngi fay dem ak seeni saa dugg marché veillu tabaski ñu xam ne boo demee HLM nit ñaa ngi jënd si seen kii yor xaalis bu weex tàll mun ñu fa dugal ay policiers pas en civil yi ak gendarme civil duñ la xàmmee. gars yi duñu rek duñu la xàmmee peut-être am na effet nag. parce que waa ji buy def délai bu calculer ne am na ku may gis. mais aussi bu solee tenue taxaw. tenue bi daf ci baax. non da ngay ragal. parce que da nga naan tey de suñu affaire baaxul xaaral ñu dem ba beneen parce que gars yi tey ñu ngi fi. loolu vraiment li nga wax ni oustaz c'est très important loolu moom jar na xool. parce que aussi mbaaw moom comme ni wax forêt bi moom forêt classée boo nga xam ni y a tout là-dedans. loolu ne nga fa waaw. te ñëpp xam nañu ko te jóguñu pour dindi ko fa. non xam nga li tax mu jafe parce que. jafe non en permanence xam nga comme ni wax accès bi dafa jafe. pour nga dugg fa nii day am na yow da ngay dégg ñi am da ngay góor jaasi pour jàll. alors donc genre mënuñu fa di patrouiller. luy may jàmm dootul jafe sëñ bi. donc ñu mën parce que talibilaar boo jógee talibilaar boo ju dugg. parce que def ko ñaata yoon ni ñu def ba dugg fa. dugg fa. waaw ñi def lu baax luy may jàmm du jafe. non man fan lañu añee fan lañu. mën nañu ko mais permanence bi la ok comme par exemple chaque matin nga xëy def fa battu. waaye boo defoon benn moment nga jàpp ñu bari. mais loolu ñu ngi koy def. gaa yi ngi koy def jàppaat gaa yi ngi koy def di fa jàpp parce que aussi loolu bàyyiwuñu ko noonu parce que forêt poumon boobu poumon de délinquants yi kii entre Kër Massar délinquants yu bëri foofu lañu def. dëgg la mais gaa yi ngi def mais c'est-à-dire c'est difficile. waaw accessibilité amu fa. amul chemin amul sentier amul piste amul dara parce que aussi loolu eaux et forêt comme ñoo ko def mënoon nañu pour benn proposition eaux et forêt mën nañu def fa ay piste xotti fa ay piste de leer yu yaatu waaw. yor nañu. dañ collaborer rek ñoom ñoo ko def sax eaux et forêt ñoo yor gestion bi mais bu ñu ko defoon pour accessibilité au moins force de l'ordre yi di mën a def ay battu di mën a dugg ci forêt bi mais forêt boo fa duggoon nii ak sa caméra c'est difficile accessible. il faut ñu def reportage bi kon Pape. waaw mën nga fa def reportage bi dugg ci biir. kii fa balance. waaw yóbbu fa balance. jërëjëf Major dinañ ñëwaat ci yooyu. ñu ñëw ci maître Amadou Ali Kane maître sànq ci sa intervention waxoon nga ne bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne moo ñu yóbboo lii yëpp bokk na ci wàllu éducation waaye ci côté justice parce que Pape Ndiaye dafa am lu mu junj
mu ne am na ñoo xam ne bu ñu defee daanaka du am